ci xabaar yi ci wolof ci gàttal El Hadj asalaamaaleykum. waaleykum salaam Hadj Babacar maa ngi lay nuyu ziar ñëpp ñu ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi ak TER bi tàmbaliwaat daw bi ci guddi ginnaaw ab diir bu mu taxawandi lor ñu bari ci ay aji tukki ndax sambabo yu dem saboté lenn ci câble yi nga xamante ni ñooy fii li TER bi ca forêt bu Mbaaw lu toll ci fukk ak juróomi junni aji tukki ni ñu ko waxee daal dina leen lor démb ci wàllu dem ak dikk APIX nag ñaawlu ko ba fa ñaawlu yam njiit la sax di ngeen ko dégg ci xibaar yi Mountaga Sy xam le ni daanu yóbbu mbir yi ci yoon accident ci Sénégal ñi ci loru di accidenté du travail ñoo fas yéene ñoom daal di amal ab xiifal ñu ne li ko tàmbali tey ci suba li ko waral di danoo gisul ak taxawu ci wàllum kaaraange ñeel seenu anami dundin wàllu xibaar bokk na ci gouvernement beeg na muy taxawu askanu Sénégal ba carburant bi yokkute bañ cee am ak guerre ba ca Ukraine daanaka ay bés bu ne fukk ak juróom jàpp ñaar fukk ci milliards yu ci nguur gu Sénégal di def ngir moytul askan wi njëg yoo xamante dafay tawiku daan ci ànd ci leeral conseil bu président Sall ci wàllu énergie environnement Boubacar Mbodj ci technique bi Abdoulaye Diop. Assemblée. jëf ju ñaaw yoo xamante ni daanaka daray bëgg sa réew lalu ko la ay samba booy def ñeel TER bi daggi fil di câble yoo xamante ni ñoo doon jokkale liggéey bi ci wàllu saxaar gi daw gi naka noonu moo waral ñi nga xamante ni ñooy kilifa yi APIX ñaawlu ko ba fa ñaawlu yam doggoogee ñeel câble yi TER bi dig-digal ak yëmbal jàpp Kër Mbay Fall ñoom sax waa APIX fas yéene yóbbu mbir yi ci yoon dañu ci déglu directeur général bi di Mountaga Sy ak Abdou Diouf Diagne. ñu ngi ci plateforme bu train express régional diggante Kër Mbay Fall Fass Mbaaw ci forêt classée bi fii nag ay nit ñoo ñëw daal di dagg câble yi nga xam ne nag moom moo tax train yi nag di man di jokkoo si seen biir Mountaga Sy mi nga xam ne dafa ñëwoon ci bërëb bi ñu amale ñaaw te fooyole jàpp na nag jëf ji jëfu reykatu nit la. dañu xëcc câble yi dagg ko gis ngeen ko ni dagg ci 60 mètres yóbbu ñi ko def xam nañu li ñu doon def bu baax a baax a baax parce que demuñu ci câble haute tension yi fi ma taxaw ni am na ay câble haute tension yi ma jege demuñu foofu laaluñu loolu acte de vandalisme la acte incivisme la ak aussi acte criminel la mënoon nañu am accident ferroviaire. càcc googu nag nga xam ne amal nañu ko fa tax na nag train bi dem ak dëkk bi daal di sooxe bu baax a baax ngir sax nag ñu mën a daw faaw bu ñu ñëwee ba ci bërëb boobele ñu jokkoo ak centre ferroviaire bi nekk Colobane. parce que train bi fu mu mënta toll ci xàll wi dañ koy détecter remonter ko à Colobane ñu xam ne fii la léegi fii ba tey ci guddi ci 1 kilomètre ci zone bi train bi fu ñëwee 30 kilomètres par heure lay daw pour que ñu mën a continuer le temps que ñu réparer ko dinañ ko réparer tey ci guddi suba ñu reprendre ko. ab plainte nag daal di koy déposé ngir daal di xam ñan ñoo def ñaawte foowele bu ñu sukkandikoo ci Mountaga Sy. acte de sabotage la acte de vandalisme la acte d'incivisme la acte criminel dañu porter plainte contre X gendarme fi nekk nañ jël seeni wàllu l'état ne sera pas faible c'est un acte dangereux. directeur APIX bi nag di woo sénégalais yi ñu gën a bàyyi xel ci li ñëpp bokk RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne kon lañ doon teewlu ci nettali gi ñeel mbir mu ñaaw moomee xew ñeel TER bi daw diggante Ndakaaru ba Diamniadio ak ay film yoo xamante daal dig-digalu yëmbal Kër Mbay Fall câble ya daa may sambabo yu ko dog dégg ngeen ci directeur général bu APIX Mountaga Sy ci nun fas yéene yóbbu mbiri ci yoon ba ñooñu ñu teg leen loxo ba jëf ju ni mel mënoon a nasaxal mardi ims ay bakkan bañ a amati ci réew mi association ñi amee laago ci accident ñoom grève xiifal lañ fas yéene dugg tey ci suba ci caisse de sécurité sociale wala boog fa janoog moom ci Colobane li ñu bëgg mooy ak taxawu di couverture ci seen wàllu nekki na ku dundin dañu ciy déglu ki nga xamante ne moo yore seen wàllu revendication Mamadou Niang ak Mamadou Oumar Ba. danoo fas yéene dem caisse sociale bu nekk Colobane fas yéene toog foofu xiifal lu waral xiifal bi ndax ñun doon xëy dem di liggéey yàlla def ñu accidenté ñii perte seen ay tànk ñii perte seen loxo ñii gisutul ñii faatu entreprise yi doon liggéey ñu amoon yaakaar si ñoom am na ñoo xamante ni macha allah dañuy jël wax dëgg yàlla en charge seen ñi ñuy def accident de travail man su ma jëlee exemple si man ak samay morom ñu bare tey entreprise doon liggéey dàq na leen loolu nag mu law fépp foo xamante ne liggéeykat mi ngi fa ñuy dund lu méttee mét caisse sociale ministre du travail monsieur Samba Sy mooy suñu ministre du tutelle ñun gisuñu ko dégguñu ko du sax tudd wax bu tudd les accidents de travail di wax le président de la république monsieur Macky Sall moom mi nga xamante ni tey le 10 mai lay lancé pour joxe 43 milliards pour des familles vulnérables na xam ni moom accident de travail yoo xamante ni moom rek moo leen comme autorité moo leen di tudd di ko wax ni famille vulnérable yooyu jàppal ne am na ñoo xamante ni tey accidenté loo xam dañ doon liggéey ba accidenté ñii dañoo liggéey ba faatu tey ñi ngi taxawaalu seen njaboote ngi taxawaalu ndax fu doon liggéeyee seen employé dàq na leen.
mu nekkoon Mamadou Niang bu accidenté du travail yi fas yéene amal ab xiifal tey jii ni mu ko waxee ci kanamu caisse de sécurité sociale ca Colobane fii ci Ndakaaru syndicat autonome médecin pharmacien chirurgien dentiste du Sénégal ñoom it amuñu mbégte ci proposition yi leen gouvernement bi yeggee ñeel seeni tawat waral ñu ne yeneen i accord moom duñu ko signé dañu ci teewlu secrétaire général bu syndicat bi sax di SAMES nekkoon ci nemmiku ñeel base bi ca Sédhiou muy Amadou Yéri Camara ñu déglu ko Bakary Konté. fi ñu toll nii daal proposition yi SAMES moom gisagu ci boppam parce que comme ni ma koy waxee yamale ba mu bëggoon boo jëlee rek yeneen koor yi ku nekk mu ñëw ak liñ ñu proposé loolu soxlawuñu nga bari xam-xam pour wane ne mbir yi tolloo bi ak jege yoo sax dafa amul donc loolu nag sunu camarades yi dañu dellu si ñoom bi ñu jógee ci négociation yi mais ñoom wax nañ ñu li ñu gis moom wax dëgg yàlla rafetlu nañ volonté correction bi mais li ñu gisagum comme proposition moom loolu moom jaraluñu ñuy signé xaatim loo xam ne dégg accord la bu ñu ko jëlee sax day mel ni dañuy dellu ginnaaw par rapport ak sunu ay catégorie parce que mbir yi aussi du mbiru joxe yaa ma neex ñun dañoo opté bi ñuy teelee liggéey ñun dañoo opté dem jàng ñii jàng 8 ans ñii jàng 12 ans ñii jàng 13 ans donc loolu différence boobu nag après bu ñu lay fay il faut muy am loolu nag wax dëgg yàlla bëgguñu sax di insister ci mbirum xaalis parce que ñun ñaari at a ngi nii kenn dégguñu ñu grève ndax xaalis waaye nag nit ki buy liggéey il faut ñu jox ko ak xam mënoo nekk docteur nga gis sa naataangoo yi nga xam ne yaa leen tolloo diplôme wala yow sax yaa leen ëpp diplôme ñu mën la fay ñaar ñett ba juróomi yoon. mu nekkoon Amadou Yéri Camara secrétaire général bu SAMES syndicat autonome médecin yu Sénégal gouvernement bi ay bés bu ne daanaka fukk ak juróom jàpp ñaar fukki milliards dina ko génne ngir moytul askanu Sénégal yokkute ñeel carburant bi loolee conseiller bu président Macky Sall ci wàllu environnement ak énergie ko xamle loolu lépp kon ni mu ko waxee ngir rek téye njëg ya na woon fa woon ngir moytul ko askan wi ak yokkute ak rawatina xare bi nga xam ne moo am ca Ukraine jur ak tëradi ñeel njëg yi carburant bi rawatina ci àddina ñu teewlu ko moom monsieur le conseiller bu président Sall ci wàllu environnement ak énergie Boubacar Mbodj ak Makumba Bey. conséquences yi dëkk yëpp la laal waaye fii nag Sénégal li ñu mën a wax moo di ne ba mu commencé ba léegi njëgu pétrole bi ak gaz bi mu ngi yéeg waaye gouvernement bi jël na ci ay matuwaay ba fi mu nekk nii kenn déggagu fi yokk courant wala kenn déggagu fi yokk maanaam lépp loo xamante ne daal mu ngi ci affaire électricité bi ak gaz bi ak pétrole bi maanaam mënoon nañu tey suñu bàyyi woon maanaam njëg yi ñu yéeg ni ñu war a yéegee tey soo demee sol sa essence soo moytuwul da nga ko jëndee lu mot ñaari téeméer jëm kaw te mu ngi ci 770 je crois yu demee noonu litre essence bi maanaam loolu effort boo xam ne gouvernement bi moo ko ci def pour téye réew mi. pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. baykat yi ceeb ya fare Richard Toll Ross Béthio ngeen baal ma ñoom producteur risicole yi ci Ross Béthio lanu ñaawlu mooy yokkute gi ci engrais bi daanaka fulu na ñetti yoon njëg li ak produit yeneen yi dem ci wàllu sàmmal leen seeni tool ak gàncax ci conférence de presse altine tey ji lanu ko ñaawlu yokkute gi tuumaal ci nguur gu Sénégal ne daanaka du ko ful ñetti yoon njëg gi ñeel engrais boobee ca la ñuy tiit mooy campagne bu bon ci wàllu mbay mi ñu dem Richard Toll fekki Mamadou Diagne. bu fekkee dafa jàpp ni 32 francs yi ñu may moo tax mu yokk engrais bi wala laay aussi na génn waat 32 yi ay weer gannaaw ba ñu amalee ab tekkaaral ñi yëngatu si wàllu mbayum ceeb te féete fii si biir Ross Béthio ñi ngi génn di wane seen naqar te di ñaaw lu njugu engrais bi nga xam ne ñoom ñi nga xam ne dañu ko yokk mu nekk yokkute boo xam ni bu ñu sukkandikoo si kii di Serigne Sidi Boussa moom mi nga xam ni ab baykatu ceeb la mi nga xam ne ni nguur gi tegu ko fenn. engrais bi seer na kayitu daaw 2021 engrais DAP mi ngi doon jar 10 000 urée bi doon jar 9 000 président de la république signé waat na beneen kayit boo xam ne ñu ngi ko signé le 26 avril bi ñu génn yokkaat engrais bi fii may waxee ne urée bi jóge na 9 000 dem 18 750 DAP bi jóge 10 000 dem 16 425 lépp yokk produit yokk na engrais bi bëgg a yokk te mbay mi la yàlla xam doy na. yamul foofu ndax kii di Serigne Sidi Bousso mi nga xam leen ni doon tere engrais bi la seer na waaye kenn mënu ko tegi gët mu nekk mbir moo xam ne jaaxal na leen loolu tax ba ñuy sàkku si njiitum réew mi mu daal di si sàkki pexe ak xalif généraux yi ñu daal di siy wax ngir ñu indi saafara si seen jafe-jafe bi lee. engrais bi waroon a ñëw lépp ak si wut bi ñu gëstoo ba xam ne engrais bi manqué na dem naa ci
fournisseurs yi lijjanti leen ba am liste yi moom laa téye nii am na ci ñoo xam ne seeni yëf ak si wut président de la république ma di ko ñaan mu xoolaat système mu fournisseurs yi na ko xoolaat xalifa généraux yi yëpp maa ngi leen di ñaan tàmbalee ko sama xalifa général muy Serigne Mountakha Bassirou mboolem ku fi xalifa war maa ngi lay ñaan nga waxtaan ak président ni ko lii baykat yi am problème yi ñu am na ko na ci gën a jàpp defaraat ko lu ko may mais waxuma la bay dundee waaye yool waa ni dunde lañu fefe lañ jëm yii yëpp nekk ay jafe-jafe yoo xam ne dañ ko war a saafara si ni mu gën a gaawee bu ñu sukkandikoo si baykatu ceeb yi le ndaxte ñi nga xam ne ni loolu rek moo mën a tax réew mi daal di am autosuffisance si wàllu ceeb. Mamadou Diagne fii si Ross Béthio ngir rajo Futur Média. jërëjëf Mamadou ñeneen ñuy sàkku ak taxaw ak ndimbal ci njiitu réew mi président Macky Sall mooy ñi yëngu ci wàllu defaram glace gi daanaka seeni usines yu ca bari tëj na junni doomu aadama ñàkk tey place ñu ne li ko waral di taxe yu kawe ñeel courant bi ak yeneen i charge yoo xamante ni du yu nu sóoraale woon moo waral seen ak yëglu ci assemblée générale ca Mbour Abdourahmane Diallo. ñii di defar glace ci usines yi fi mu ne nii ay jafe-jafe yu tar lañu nekk di jànkonteel yenn ci seeni usine sax dafa tëj lenn waralu ko lu dul coono yi nga xam ne dañ koy daj ci wàllum courant di mbir mi nga xam ne tax na ba ñu bëri seen liggéey yàqu si Khadim Tabe mooy njiitu association producteur glace yi. jafe-jafe bi ñu am ci affaire yi électricité vraiment jafe-jafe boo xam ne jaaxal nañu trop parce que boo liggéeyul yëpp am na ci chapitre boo xam ne foo nga fay loolu kenn xamul lu mu doon ci wàlli courant bi évidemment am na ci waxtu yoo xam ne buñ ko liggéeyee rek surtaxe lay doon au lieu mu doon taxe normale comme pendant la journée dañ koy surtaxé te loolu yëpp ay jafe-jafe la. alors ñu gis ne aussi côté boobu mu ñooy andil ay difficulté ba nga xam ne am na usines yu commencé fermer ñu xam ne lii bu ñu ko seetaanee bu yàggee du baax si dëkk bi parce que nit ñi soxla nañu glace usines yi soxla nañu aussi embaucher ay nit pour ñuy liggéey te loolu yëpp bokk na ci développement réew mi. kuréel googu li mu bëgg fi mu ne nii mooy dajeek njiitu réew mi ngir ñu toog wax ak moom problème yi nga xam ni ñoom la ñuy jànkonteel ndax fi mu ne nii seeni secteur bi commencé na naax saay. ñu jéem a ut nu ñuy def ba dem seeti ji président bi nga xam ne moo yore kàddu réew mi ñu dem seeti ji ko toog ak moom ñaan ko loo xam ne war nañu ko mën a defal li ñu naqari évidemment ça veut dire que charge yi bari na moo ñu gën a yëkkati daal. lu ëpp fukki junni doomu aadama ñoo bokk ci association boobu ci seen assemblée générale bi Khadim Tabe moom la ñu fal comme seen njiit RFM Mbour Abdourahmane Diallo. jërëjëf Abdourahmane wàllu politique ak RFM ñu waxtaanee candidature yi ngir élection palak député yu nu dëgmal ci Sénégal tëj nañu lii di délai yu nu mayoon ñi war a déposer dossier candidat coalition yi ca bari nag ndamoo seen ak jàll ci wàllu li nga xamante ni mooy vérifié gi ñeel parrainage gi bokk na ci ñoom waa Aar Sénégal Thierno Bocoum ak ñenn ci àndal waaye it coalition beneen bokk gis-gis liggéey waa bokk gis-gis liggéey am lu ëpp ñeent fukk ak juróomi junniy parrain seen porte parole Moussa Diakhaté ak Ibrahima Diamé. léegi bi ñuy julli tisbaar ci la ñuy matal li nga xam ne ni moom la ñu doon laaj ci ay parrain ndax weesu nañ ko lool sax ndax am nañ ci xaw ma nuñ koy waxee ci wolof waaye 45 471 parrain ëpp na lool 35 000 yi ñu doon laaj 34 000 yi ñu doon laaj waaye am nañ junni yu nekk ci au moins fukki région ak benn te juróom-ñaar région rek la ñu doon laaj kon mu mel ni coalition boo ko gis-gis liggéey pare na ay parrainage am jàll na ko réussir na ko li ci des kay mooy jublu ci élection yi seeti askan wi daagaat seen baat ngir toogal leen assemblée nationale. seen coalition bi ñan ñoo ko constitué waaw ma ni coalition bi ñi ci nekk bari na mais ñi nekk ci bopp bi te ñu mën leen a ràññee te xam leen ci réew mi mu ngi nekk le président Pape Diop un bon libéral ak le professeur Alioune Sow bu MPD liggéey am na ñeneen ñu ci nekk nag ñoom Kanouté chef de parti ñoom Habib Mbaye ñeneen ak ñeneen bokk nañ ci coalition bi ñoom Mamadou Lamine Massali mouvement ñi ci bokk daal mat nañ ñaar fukk gën kaa néew ci ay kuréel yoo xam ne ni bokk nañ ci coalition bi ñu ngi jublu ci élection yi daagaan baatu askan bi ngir toogal leen fa am ay député yu mucc ayib. mu nekkoon Moussa Diakhaté porte-parole bu coalition bokk gis-gis liggéey CNRA moom di waajal journaliste yi ci élection yooyee di législative 31 juillet 2022 ci nanu ci war a gën a mun a taxawee ak xereñteef conseil régulation audiovisuelle tàmbali tournée boo xamante ni ñu ngi ko daal di sumbee ci Thiès Cheikh Anta Diop ci leeral. ginnaaw ñi waajal nag élection yi jëm ci wàllu tànneefu député yi fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bi di ñëw tax na ñu yëngu ci wàllu tasam xibaar ñëpp daje woon tey jii ci Thiès ay professeur ay boroomi xam-xam ci wàllu journalisme doon tàggat ay taskati xibaar
nekk fii ci Thiès waaye kii di Babacar Diagne nag profité na ci wax ne jamono yi dañoo nemmeeku ne tasam xibaar ku nekk jóg dugg na ci te ni ñu koy defee de doy waar goo xamante ni war nañ ciy jóg. ndax yàqute bi ñu gis ci paysage bi dafay gën di jëm kanam te bu ngeen gisee bi yoon ma ànd ak Mamadou Thior président du CORED ak président de la convention des jeunes reporters directeur général bu CESTI Mamadou Ndiaye ñëw ñëpp ñi nga xam ne bi formation ak liggéey journaliste yi ñor na leen dañ ñëw toog ak ñun muy lu am solo parce que xam nga lu mel ni haine c'est pas naturel c'est des constructions li ko indi mooy média mooy environnement mooy li nga xew donc suñu liggéey dafa am solo cohésion nationale nañ ci war a liggéey suñu liggéey ñun ci wàllu média dafa am solo même sa dul campagne dafa raw nag temps campagne. Ibrahima Balde mi nga xamante ne nag moom moo toogul convention des jeunes reporters nee na tàggat bi ñu tàggat taskatu xibaar yi fii ci diwaanu Thiès de daañu mën a wéyal bu baax seen liggéey tëdd njaaxaanaay ba benn parparloo du am. journaliste bu ne xëy na am ngeen certaine affinité ak ñi nga xamante ne ñoo di kujje politique bi waaye du tax ngeen war a mën a liggéey ci wàllu équilibre ci wàllu juste li nga xamante ne moo di information yi ngeen di taataan. taskatu xibaar yi nekk fii ci Thiès ñoom ñëpp nag bëgg nañu ci xam-xam bi nga xamante ne sol nañ leen ko ba tax na nee nañ ràngaayu nañ daañu def seen kéemtalaay kàttan ba ñu amal ay couverture yu mucc ayib. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. RFM Sport. tàggat yaram ñu ànd ak Youssouf Bodian maa ngi lay ziar Youssouf. di delloo ziar Khadja Sane. bismillah. ñu dooree ko ak Jeux olympiques kon ñi dul waxtu duñu dégg di malentendant yi kon tey lay amal quart de finale yi ci wàllum football Sénégal kon moom moo ci daje ak équipe bu Allemagne di match bu mag bu ñuy xaarandi kon tey ci mardi bi foofule ca Brésil directeur technique équipe bi nag di Tassirou Diallo di rafetlu jaar-jaaru équipe bi ndax am ñu ñetti ndam ak benn match nul ci ñeenti jongante yu ñu amal ñu déglu Tassirou Diallo ci jokkoom ak moom fële ca Brésil. ñu joué contre Pologne on avait fait un long voyage boo xamee ne bon dañu jógee Sao Paulo on a fait 22 heures de route coono boobu daf ñu jàppoon moo tax que ne bon dugguñu woon ci match bi ni ñu ci war a duggee et ñu match nul contre Pologne ñaari bal ku nekk dugal sa moroom ñaari bal léegi bi ñu ci jógee nag la ñu ñëw aussi bon préparer équipe bu Grèce bi joué contre moom yàlla def bon ñu demoon superviser ko xool ko ñu après léegi ñu gagné ko si 9 bal si benn Mexique aussi yàlla def nañ aussi bon xool nañ ko xam aussi lan la mën ak lan mooy point fort am ñu traité ko lu bari si match bi génn si ñu gagné ko 7 bal si dara léegi si tey ñu joué ak équipe bu ñax Ouzbékistan nekkoon aussi équipe boo xamee ne équipe bu lakkale parce que seetaan nañ ko woon moom aussi ñu ñëw aussi yàlla def ñu gagné leen si 2 bal si benn donc mooy suñu 9 match yi nga xamee ne moom la ñu joué dugal nañu nag fukki but ak benn léegi am 9 but yoo xamee ne moom la ñu dugal. Sénégal Allemagne kon match bi tey ci ngoon la incha allah ñu waxtaanee kon xët-xët yi amoon diggante Njàmbur ak Jaraaf ci match bi doon dox seen diggante ci week-end bi 21e journée waa Jaraaf nag génnee nañu ab communiqué ngir ñaawlu li ñu jàpp ni kon dañ ko teg seen ndodd ak seen entraîneur bi ñu wax ni nañ ko agressé waaye tamit ay xeer yoo xamante ni ay supporters sànni nañ ko ci ñoom membre staff bi ak supporters yi defoon déplacement bi ngir jàppale équipe bu Jaraaf moo tax kon Jaraaf nee na ñoom ñu ngi gën a jàppale seen entraîneur di Cheikh Gueye di sàkku rek ci ligue bi mu daal di teg ay daan yu métti équipe bi di Njàmbur bu Louga Njàmbur ñoom it tontu nañu wax ni kon club Médina bi li mu wax rawatina ci agression bi am ci entraîneur am amul loolu nag ki yor kàddu club bi moo ko wax ñu déglu ko Doudou Diop ci kon leeral yooyu xamante ni indi na ko. di ñaawlu rek kabal bi ñu bëgg a teg Njàmbur bu Louga di équipe bi nga xam ne moom mooy benn équipe bi nekk ci région bu Louga bu nekk Ligue 1 gis nañ démb match Jaraaf Njàmbur bi amoon fii moo am ay soubassement yoo xam ni amul qualification kenn mënu ko qualifier fenn et l'on veut tout simplement xëy na faire du tort wala donner
du tort au Njàmbur de Louga te loolu ñun duñ ko nangu ñun Njàmbur Louga ñu ngi ñaawlu li nga xamante ni mooy kabal bi nga xamante ni bëgg nañ ko teg ci équipe région yi rawatina bu Njàmbur bu Louga boo xoolee organisation match Jaraaf Njàmbur bi conférence de presse bi GMI yi ñu woo yooyu yëpp alors que police moo daan gérer ñun suñu ay match di ko gérer normalement et on nous amène la waa GMI pour lan suñu police commissariat bu Louga ñu ngi doon gérer suñu match yi ñu def yëpp comme ça normalement amul ci benn problème yi fa am démb Njàmbur amul ci benn responsabilité le coach de Jaraaf nee na dañ koo dóor waa Njàmbur dañ koo dóor amul benn yoon fu ko benn dirigeant Njàmbur dóore loolu on tenait à préciser cela benn bi ci des mooy l'arbitre ñëpp gis nañ ni mu arbitré match bi 4 penalty mu bañ ko pour le Njàmbur nangul benn penalty ñii di waa Casa loo xam ne du penalty ñëpp gis nañ vidéo yi donc il faut waa Ligue sénégalaise de football professionnel ñoom it ñu jël seen ay responsabilité par rapport à ça parce que ñun dañoo jàpp ni équipe région yi lañ bëgg a wàcce alors que loolu c'est pas normal footballu Sénégal yëpp ko moom. Doudou Diop kon yor kaddu Njàmbur bu Louga Sénégal kon moom retiré na candidature am ngir dalal finale Ligue des champions européenne bu CAF plutôt ni ki ren mu ci doon xëccoo kon ak waa Maroc lañ ko mujjee jox suñu sukkandikoo ci CAF ñoom nee nañ sax ñuy xoolaat nan lañ delloosee léegi finale aller retour yi comme ni mu doon demee avant ñu jeexale ko ak Angleterre ak Liverpool mi fekki Aston Villa ci match retard 33e journée 19h lay doon kon Sadio Mané ak ay ñoñam lañ jéem a kon ñëwaat tolloo ak ñi di waa City bañ kon ñu raw leen ñu fàttali ni Aston Villa ki nekk seen banc di Steven Gerrard nekkoon capitaine bu ràññeeku bu équipe bi di Liverpool Hutchinson. jërëjëf Youssouf maa ngi xaar finalu Sadio Mané bi. waaw le 28 mai incha allah le 28 mai digganteem ak Real. incha allah jërëjëf Youssouf. RFM rajo askan wi. maa ngi leen di nuyu mbokk yi ñu tàmbale ko musique ak single bu bees bu rappeur bi di Xuman morceau boo xamante ne war na bokk ci albumam bi nga xam ne moom lay waaj a génne Sénégal jaay. mu ci wax nag ay thématique yu bari lu jëm ci wàllu koom-koom ci wàllu askan wi politique bi ak ñeneen. li ñu def depuis ay at moom la ñu continuer def nii rek mooy maanaam def benn morceau boo xamante ne dafay wax ci li ñuy dund parce que rappeur bi tamit rôle bi mu doon bi mu yàgg joué moom mooy ki nga xamante ne day seetlu day taxaw seetlu li xew ci dëkk bi joxe ci xalaatam donc morceau bi boo xoolee li ñu ci traité ci sujet bëri na lool. troisième mandat bi nag il fallait que ñu wax ci parce que comme ni ñu koy waxee Sénégal dëkk waxaale la boo luy jar ñaar dërëm sax di nga gis ku ñëw waxaale pour jëndee ko dërëm donc lépp lu ñu waxaale troisième mandat sax président Macky Sall mi ngi koy waxaale parce que boo xoolee moom ci boppam balaa moo toog moo ne woon 2 mandats rek 2 mandats de 5 ans mu toog ne constitution bi nee na ko benn 7 ans ngay def kon mënatul wàññi 5 ans mu toog def 7 ans après def référendum ñu changé ci constitution bi mu toog beneen 5 ans bi mu weesoo mi ngi ci 5 ans bi léegi ñu ngi lam-laame ne est-ce que constitution bi ñu changé est-ce que président troisième mandat bi nag il fallait que ñu wax ci parce que comme ni ñu koy waxee Sénégal dëkk waxaale la boo luy jar ñaar dërëm sax di nga gis ku ñëw waxaale donc problème lay nekk maanaam est-ce que am na droit ñaar ñetteelu mandat bi bëggaa dem rek mi ngi wax ne affaire wàññi mandat présidentiel yi sax waratu ci wax déjà kon ça veut dire que mi ngi ëllëg donc morceau bi c'est tamit benn affaire boo xamante ne seen benn collègue Ahmed Aïdara bi nga xamante ne léegi maire la chaque fois bu doon tëj revue de presse am loolu la doon wax troisième mandat dañ ko ciy tere te loolu ay refrain la rek refrain boo xamante ne nit bu nekk bu dëgloo loolu day ñëwaat ci xelam donc ça veut dire que bu forcé pour def troisième mandat mun na indi ji si jaax ci dëkk c'est pas ndax yëg na ko ndax xam na ko wala xamu ko waaye bu fekkee day forcé troisième mandat dina indi problème donc morceau bi loolu yëpp lay ramasser ak yeneen problème situation yi dëkk bi di traversé loolu yëpp lay ramasser te ko staaw yi luñ fi dul waxaale ba ci troisième mandat pour togal palais welcome to Sénégal yaa ma gën a xam dañu ba tey ci wàllu musique bi artiste bi di Aïda Samb moom mooy génnee talaata ji ab single bu bees itam looy xoof mooy turu single boobule di annoncé noone albumam bi nga xamante ne war na génn juróomi fan ci weeru juillet gi ñu dëgmal la fukk ak ñetteeli édition festival international du film documentaire de Saint-Louis tey ji ci ngoon bu 20h30 jotee ca place Faidherbe daañu projeté film bi di Mbas mi ki di Joseph Gaye Ramaka moo ko daal di réalisé moom mi nga xamante ne moo jiite ren itam jury festival bile mbokk yi fii la ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha ci yeneen xibaar ñeel aada ci RFM. transfert d'argent bi wóor Ria. seen savon yi di créole
ak seen déodorant Malaysia UMO ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi. Yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf tremblement de terre moo am démb ci dëkk bi journal Le Quotidien moo ko bind waxul nag terre di suuf waaye terre bi di train express régional bi bil yéenekaay bi jëf yi wandaal jumat sëkk la ñu def ci yoonu saxaar gi ne ay nit ñoo dem ba ci diggante Kër Mbay Fall ak Yëmbal sulli kaabal ya ñu fa sul dagg ca 60 mètres yóbbu ba mu jur ay perturbation yu rëy ci dem beeg dikk bi ci saxaar gi Soleil national nañu sabotage la boo xam ne tuuti ko noonu mu jur jëye ju rëy ci réew mi ne kaabal yi yor système signalisation yu teer yi la ñu dem déterré maanaam sulli ko dagg ca lu mat 60 mètres yóbbu Muntaga Si njiital APIX yéenekaay bi nee nañu dafa waaru ci la mu fa gis ba mu demee démb nee na li ñu def ñi ko def nañu jëfi wuyu def nañu jëfi wandal def nañu jëfi criminel def nañu jëfi nit ku silwisewul Soleil national dolli ñu ci ne gaay yi yore train express régional bi porté nañu plainte contre X ba ubbi nañu ci ab enquête yéenekaay nañu ki jiite APIX di Muntaga Si wax na démb ne li xew tax na ba lu mat fukki junni doomi aadama ak juróom baaxowoon doon jël train express régional bi doon dem ak dikk da leen a të bésub démb bés bi le jour nañu yàlla baax nekkoon musiba mbabakumba di catastrophe moo naroon a am ci réew mi ñi demoon sulli ji câble yu teer bi dagg ca lu mat 60 mètres yóbbu njiital SENTER di Abdou Ndéné Sall mi ngi xam ne ci xët mu njëkk journal bés bi le journée filmé nañu leen réew mi quotidien xamal ñu ne waa APEX ginnaaw bi ñu ñaawloo jëf jooje nee nañu duñu ko bàyyi mu jàll danañu porter plainte ñi def sabotage gi li ñu def dana leen wex xaat ndax fu ñu jaar danañu xam ñooy ñan ki ñëpp xam mooy kan ci réew mi di Aminata Touré mi ngi ci xët mu njëkk l'Observateur journal bi nañu moo fi newoon premier ministre bu Sénégal newoon fit président conseil économique social ak environnemental tey ji mooy tête de liste nationale bu Benno Bokk Yaakaar ci élection législative yi ñu jëm loolee ko Macky Sall dénk yéenekaay bi nee nañu am na fu mu camane moom Aminata Touré waaye am na fu mu ci tële maanaam mi ngi ki atu ngir doxal li ko Macky Sall dénk waaye mi ngi ko handicap boo xam ne waree su ko négliger àndub Aminata Touré ak Macky Sall tribune li mu ci gis ba bind ko moo di ànd fukki at yoo xam ne jurul dara booy seet Maram ak Birane lañu ànd ñu tàqali ko wuñu yéenekaay bi nañu teyit bu ñu fàttali ko moom Aminata Touré moo fi noon Macky Sall mënut a def troisième mandat le mandat xëy ko jagleel xëtamu njëkk ba dañuy wax fi mu jóge ak fi mu teere tey élection législative yi ñu jëm la Sénégal nee nañu waa APR ci seen jëmi bopp ñoo nara doon seen dansey bopp laay fa nañu danse dëgg kay mooy li ñuy seen muy ñëw mu di alliance gi am ci diggante coalition Yewwi Askan Wi ak coalition Wallu Sénégal ngir législative yi loolee bu sottee laay fa nee nañu du jur jàmm ci Benno Bokk Yaakaar bu ñu moytuwul fanweeri département ak juróom-benn ci réew mi dinañu mujj ci Yewwi ñaar fukki département mujj ci Wallu Sud Quotidien nañu ko kaawal opposition bi bëgg mu di ne nguur gi ab kurpañ tipp mu ne ci suuf këpp dil bi ñu tekk ñoom waa Wallu Sénégal ak waa Yewwi Askan Wi ba def seenuk alliance ku bëgg a xam fi ñu ko tekk xooli ko ci Source A nee nañu kii di Karim Wade ca Doha ga ca Qatar fa la toog di négocier ab ànd maanaam ab union seen digg ak ñoom Ousmane Sonko ba ñuy signé accord bi yéenekaay bi nee nañu Mamadou Lamine Thiam bu Parti démocratique Sénégal ak Khalifa Ababacar Sall bu Yewwi ñoom ñaar ñoo signé accord bi keroog dimanche ci guddi waa Parti démocratique Sénégal am nañu jur jàng ju rëy ju ñu war a régler ndax l'Observateur mi ngi ñuy xibaar ne kenn ci kàngami parti bi di Mayoro Faye wan na ginnaaw PDS ndax xol bu naqari Mayoro Faye nee na dafa gis ne dañu ko tuutal Vox Populi nañu 19e place gi ñu ko teg ci investiture yi loolee moo ko mitti ba tax mu dem yoonam Les Échos nañu Mayoro Faye nee na pare na ci PDS te lépp nag Karim Wade la Karim da koo wor da koo trahir Karim Wade purux la du gërëm ñamu daaw ndax guddil naa ko fu nekk bëccëgal naa ko fu nekk waaye gisul loole Les Échos nañu te nag du Mayoro Faye rekk moo gedd génn PDS ne Cheikh Mbacké Dolly moom it dem na yoonam moom it nee na parti bi da koo wor ba tax na diggam ak PDS c'est fini jullik tubaab li ñu jël kii di Abdou Mbacké Dolly teg ko ci kawam loolee moo ko ñuluk Cheikh Mbacké Dolly nee na paakab ginnaaw la ko waa PDS jam liste parrainage yi ci élection législative yi L'Observateur nee nañu ci ñi déposé woon seeni liste am na ci ñoom ñeent ñu ñu recalé Bougane Gueye Dany la Adama Faye Serigne Mboup ak Fadel Barro. transfert d'argent bi wóor Ria seen savon yi di créole ak seen déodorant Malaysia UMO ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ñu àndoon ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm ak yéen ñu doon teewlu xibaaru suba seeg RFM TER bi tàmbaliwaat na daw ginnaaw ab diir mu taxaw ndax i Samba Boy yu demoon saboté dog câble yi booy tolloo ak forêt classée bu Mbaaw APIX si njiit la Muntaga Si xam le ni daanu yóbbu yëpp yi ci yoon kalaame ngir ñi def ñaawte fu ni mel ñu teg leen daan ni war ba keneen dootul xalaat jëf ju ni ñaawe accidenté du travail di ñu amee kon accident loro ci seen liggéeyukaay ñoom ñoo fas yéene amal ab xiifal li ko tàmbali tey ji ci kanamu caisse de sécurité sociale ñu ne ci Colobane fii ci Ndakaaru li ko waral di danoo gisul ak taxawu ak wàllu karange ñeel wàllum pajoog yeneen xibaar yi bokkoon na ci it leeral yu kii conseiller njiitu réew mi ci wàllu énergie environnement Boubacar Mbodj indi ñeel wàllu carburant beeg njëg li tax njëg yi boobaak léegi daal diwul tawiku ni mu ni demee ci àddina yëpp mooy nguur gi ay bés bu nekk fukk ak juróom jàpp ñaar fukki milliards dina ko génne ngir téel njëg yi askanu Sénégal xare boobee ca Ukraine sori lool jege lool moo waral ak waxtaan wi ay bés bu ca ne ñu tànn bëccëg ànd ca colonel Mamadou ak ci kanam tuuti dinañu jàngatal tolluwaay li ci boobu guerre nga xamante ni daanaka
daanaka faaw ñu wut nag Ablaye moyen yëpp ngir téye ko lu ko may lambaay dina ñaawi Ablaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi Yacine Pouy ci digital gi ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kenn dalu jàmm. tey jii RIA dafa ànd ak melokaan bu bees ngir sax si di leen jox service bi gën te waayam ci lu tolloog 167 pays ak réseau 470 000 points de vente mooy firndeel ni RIA dafa taxaw temb ngir dajale leen ak seeni mbokk foo leen mënta nekk RIA mu ngi fépp ci Afrique ak ci àddina bi te mooy transfert d'argent bi gën ngir yónnee ak jot xaalis réseau bu wóor partenaire